réew mi nga nekk ci réew mi wala ca bitim réew ulema yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di rafetlu topp ngeen topp la télévision Al Mauritania la télévision leader bi leen gën jóge ci suqali ak ci jottali li nga xam ni mooy xibaar yu gën a fës ci réew mi ñu ngi nuyu njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani rawatina ak jawriñ ñu dénk doxalinu réew mi ñu toftal ci ñu nekk ci la société civile fàttewuñu mouvement associatif yi di góor di jigéen ci réew mi les coopératives féminines groupement d'intérêt économique yi également le secteur informel ñu ziar leen di leen nuyu mbokk yi am di jàmm yi xam ngeen ni naga ni démb xew-xew bu rëy am na foofu ca Rosso Mauritanie ñu jàpp ni Rosso Mauritanie nekk non seulement capitalu ci Afrique boo xam ni ci fànnu xew-xew waaye itam ci àdduna bi yëpp ndax ñaari njiitu réew yu mel ni son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani mu ànd ak doomu ndeyam doomu baayam mbokkam son excellence le président Macky Sall du Sénégal li tax ñu teew fa doon mbir mu am solo boo xam ni mën nañu jàpp ni tey histoire moo wuyu askan wi de génération en génération bu ñu demee ci diggante ñaari réew yi ba di tabax lu toll na pont nga xam ni bu njëkk ay gaal bu njëkk itam ba ci jëm yàlla tey baagu Rosso ma nga fa ku ne ràññee na portée bi nga xam ni ak évolution ak développement bokk na ci infrastructure yu am solo mu mel ni pont wu Rosso boobu dajale ñaari njiitu réew mi ak kàngam yu bare ci Afrique rawatina ak ay investisseurs étrangers ñu daje ca Rosso mu nekk la capitale du monde sur le plan infrastructure seen émission pencum askan wi jàkkaarloog suñu kilifa di un cadre au ministère de l'équipement et du transport bokk tamit ci ñun ñenn ci suñu ndaw yi nga xam ni lu réew mi yëkkati ñu taxaw indi seen xam-xam indi itam seen doole waaye itam ak mobilisation yu takku ba ci suñu doomaan yële Seyni Sayer Ndaw la ñu jàkkaar lool fas yéene jukki ak moom ci solo si nga xam ni pont boobu nga xam ni moom la ñu dëkkmal ca diwaanu Rosso diggante ñaari réew yi solo si mu am dina ci dikk ak ñun ñu ubbi waxtaan wi ci xët yu bare yi nga xam ni taxawaay yi suñu gox-goxaat yi waaye itam di ndaw di jigéen portée économique bi mu am dinañ ci jukki incha allahu rabbi seen émission pencum askan wi Ibrahima Idriss Wade di leen ko dégtal alal bu jot fukk ak benn waxtu jàpp fukk ak ñaar Seyni asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. waaw monsieur Ibrahima Wade maa ngi lay nuyu. di la sant di la remercier si invitation bi nga ma invité surtout invitation bi nga xam ne sujet bi dafa dafa am relation ak suñu gox. effectivement muy Rosso donc mu di vraiment kontaan naa trop si invitation bi. di nuyu waa Mauritanie yëpp. commencé que si président de la République. monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ak son gouvernement. ak kilifa diine yi kilifa aada yëpp. donc maa ngi lay nuyu di la remercier vraiment si invitation bi. di ñaan yàlla aussi lépp lu ñu fiy wax mu doon lu leer te vraiment askan bi. kii jëriñoo si waaw jëriñoo si incha allah. jërëjëf mbokk yi am di jàmm yi kon nag Seyni Ngok wax naa ko léegi mu bokk ci cadre yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ci ministère du transport. tey jii lu toll na pont wu Rosso lëkkale ñaari réew. am na solo su bare su mu am yéen ñii nga xam ni seen xam-xam màcc na ci fànnu yoon. yéen a ko mën jukki. boo ñuy taxawalal tey. portée bi nga xam ni portée économique. bi nga xam ni pont bi. am na ko tey ci Rosso lan nga ñuy wax. waaw pont dafa lu nga xam ne dafa am solo. Rosso soo xoolee depuis diggante Mauritanie ak Sénégal ay gaal ñoo fi nekkoon. di def. relais kii bi transport bi ñu dem ba yàgg ñu am bac mais ñu dem jibi jamono xam nga population bi day yokku nit ñi di gën a bëri échange yi di gën a yokku tey si tey li nga xam ni moo war a tax si population yi nekk à l'aise mooy li nga xam ni dafay relier
dex gi si boor kii si boor bi bay boor bale ba nga xam ni population bi daañu à tout moment daañu mën déplacé wu. dëgg la soo xoolee baak dafa am ay horaires yi muy daw mën na paan am ay autorisation yu muy laaj donc détails yu bëri te am na certains camions yu mag wala certains moyens de transport yi nga xam ni aussi pour duñu suñu ñëwee duñuy xaar ay waxtu yu bëri su fekkee ay événement day am da nga daan gis foofu bloqué da ngay gis nit ñëw toog toute une journée pour nga jàll problème la donc lu mel na ay xew yu mel na ay gàmmu yi yu mel na ay ziyaare yi xam nga muy te nekk Sénégal lu leen relier dafa bare si domaine religion si domaine économie donc yooyu yëpp da daan nekk ay problème ay goulot d'étranglement donc tey si tey point boobu ku ñëw instant bi nga ñëwee au lieu nga passage moyen bu gars yi calculé woon 2 heures de temps nga daan def pour nga jàll mais daa gis ku nga xam ne daan def toute une journée pour mu jàll problème voilà dëgg la tey si tey soo ñëwee da ngay say formalité da ngay ñëw nga joxe say këyit nga ñu pare say formalité en 15 minutes war nga mën jàll dem sa yoon da ngay gis ñi nga xam ne duñu daan feebar di wut ay autorisation donc da ngay gis ñi nga xam ne aussi ay commerçant lañu am seen marchandise muy yàqu lu nga xam ne marchandise bu nga xam ne day périssable donc diggante ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo bokk nga xam ne histoire daf leen relier kii deret relier leen donc warul am ci diggante boobu le même peuple ay frustration yu mel na déplacement rek jàll donc loolu moo tax donc solution boobu lay résoudre mais si dëkk yi nga xam ne ñoo nekk foofu aussi dana am solo si ñoom parce que dana pôle lay doon bu nga xam ni de pôle économique lay doon donc dana am ay infrastructures yi nga xam ni day accompagner pont bi xam naa ni daan ci incha allah xoot gën a xuus incha allah yenn ci impact yi waaw ci kanamu impact environnemental incha allah ci yi nga xam ni pont bi jur na ko mbokk yi am di jàmm yi dégg ngeen jukki li ma ci gën a neex ci waxtaan wi mooy kilifa gi dafa mel ni luy wax dara mënul am te du mbokkoo moo ko waral nga jukki fi lu mel ni luy attirer fraternité ak mbokkoo gi nga xam ni moo dox ci diggante ñaari réew mi gis nañ ko ni président son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ñaari gëléem yu mu may président Macky Sall ku mel na man bu ko gisee war naa mun a xam solo su mu am ndaxte boo xoolee le grand mariage bi nga xam ni fraternellement bu dox ci diggante ñaari influence ci diggante ñaari muy njëmbat ak émir du Trarza boo xoolee cadeau bu gënoonu rëy téeméeri gëléem la ko jox téeméeri nag téeméeri bëy téeméeri xar ci moddu malo bu ne téeméer la ko ci jox ma yaakaar ni teraanga boobu hospitalité boobu diggante ñaari réew yi tey wuyu na boromam yow nga jukkee foofu booy indi li nga xam ni historiquement noonu la ñaari réew yi taxawee lan nga ciy jukkee en tant que doomu Waalo ñaari réew yi taxaw gis nga ñaari réew yi ay mbokk lañu comme ni nga ko waxee rek comme dans l'histoire duñ daan amoon nañu kii ren bu nga xam ni dafa sëyoon ak émir bu nekkoon côté bi donc loolu c'est déjà en acquis mu nga xam ni donc benn deret la bu fekkee ni am nañu mas nañu am benn kii buur bu nekk mu kii wala émir bu nekk muy am ak doom ak kii njëmbët mu doon barak bi nga xam ne moo ne kii bu nga xam ne moo ne ren bi nga xam ne moo nekkoon Linguère bu nekkoon kii donc loolu déjà y a le lien du sang donc l'histoire kii te démb soo seetloo Macky Sall junj bu am solo parce que nee na coopération bi entre la Mauritanie et le Sénégal dafa gën a bi Ghazouani ñëwee dafa gën a am doole te loolu yëpp leadership Ghazouani la donc il a pris les devants ñëw pour jëmmal pont bi soo xoolee pont bi première étude bi ñu ko defee ça fait 2009 ba léegi am na 10 ans 10 ans déjà ñu ngi ko doon kii donc yàlla def na président yi fa jaar yëpp bëggoon nañu ko commencé ci à partir de Ahmed Mokhtar Ould Daddah ak ñoom Senghor mais tey la ko yàlla dogal donc l'histoire va retenir que ni à un moment donné 2 présidents
de la République mooy bu Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ak bu Sénégal monsieur Macky Sall ñoom ñoo taxaw jëmmal pont bi donc mu di lu am solo te Macky Sall comme ni mu la ko waxee wax na démb ni président Ghazouani aussi wax na ko moom si boppam nee na il est prêt à tout pour renforcer pour raffermir les relations entre nos deux pays mu di lu am solo mu yokk si encore tracasseries yi amoon si baag bi nga xam ni difficulté pour nga mën jàll problème la daañu def nañu ay commission yi nga xam ni daañu régler problème yooyu facilitation yi nee na aussi signé nañu benn accord ba nga xam ni même rupture de charge soo xoolee transporteurs yi dañu daan sonn camions yi suñu ñëwee dañu daan décharger Rosso ñeneen ñi jëlaat pour mujj dem côté Sénégal léegi day nekk bu nga xam ni continue président Ghazouani si discours am junj na ko donc mu di ay facilitation yu am solo te nee nañu yeneen coopération dana am donc Mauritanie ak Sénégal bii du première coopération kese soo xoolee si OMVS avec OMVS ay coopération bi nga xam ni moom mooy affaire ndox mi nga xam ni mooy distribué mooy ñëw ba Aftot ak Sahli ak yeneen coopération lu domaine si électricité bi tey zone bi OMVS mooy exploité sociétés yi nga xam ni ñoom ñoo yore affaire électricité ak ndox mi donc fleuve bi dafa di fleuve bu nga xam ni dafa am solo si entre la Mauritanie et le Sénégal day dundal ñu bare soo xoolee ndox bi ñuy naan si fleuve bi la jóge soo xoolee courant bi ñuy utiliser si fleuve bi la jóge donc fleuve aussi soo amee même Mauritanie su amoon moyen pour financer wala bëgg financer pont moom kenn du mën a nekk parce que pont il faut ñaari réew waaw dëgg la loolu mooy problème donc ñaari réew suñ jubul duñu mën def pont dëgg la tey pont bi moom mooy firndeel ni ñaari réew yi ñaari président yi ak ñaari peuple yi seen ñu ngi def nii nekk benn loolu am solo la donc mënoo def pont nga dem ba jàll si beneen dëkk parce que frontière bi mu ngi nekk si dëkk fleuve bi donc soo bëggee def pont sax du mën nekk tant que kee d'accord donc lii day firndeel ni suñu ñaari kii réew yi jiiti réew yi ñi ngi déggante ñi ngi déggoon nañ si lépp ku nekk li ngay def ak sa morom yaa ngi koy concertation sa morom si wàllu suñu diggante ñaari réew te firnde nañ ko waaw mu di lu am solo témoigné nañ ko wax nañ kenn ko ku nekk si ñoom discours bi wax nañ ko démb Macky Sall témoigné na ko ni wax xamal nañu relation entre la Mauritanie et le Sénégal mu ngi nekk si beneen niveau léegi te tout ça grâce capacité de leadership Ghazouani bu nga xam ni moom moo jël les devant donc am na yeneen coopération yu nga xam ni par exemple affaire gaz bi aussi diggante ñaari réew yi donc le fait que yàlla may ñu ay xéewal yi nga xam ni ñun ñoo ko bokk ñu mën dem ba déggoo bay di ko exploiter bay muy mën jariñ suñu société yi ak suñuy population war nañu vraiment gërëm suñuy suñu jiitu réew yi si loolu si liggéey boobu mu ñu def si liggéey bu ñu nekk te lii xam naa ni ñu ngi ñaan yàlla mu continuer pont bi xëy na pont soo ko defaree dana am impact yu muy am environnemental parce que daa déplacé ay nit dana am nit yu déplacé wu xëy na population bi aussi dana am ay kii li nga wax sax ay kii mais lu muy indi si koom-koom moo gën a bare parce que lu tax parce que pont bi fu muy kii daañuy def ay gare routière projet bu mag la ni ñu ko xam du projet bu nga xam ni pont kese la mais pont bi am na juróom-ñaari école yoo xam ni ak ñetti poste de santé yu am solo côté Sénégal ak côté Mauritanie côté Mauritanie par exemple daañu leen defal benn gare routière côté Mauritanie daañu leen defal 7 kilomètres de voie urbaine mooy lan Rosso dañu am 7 kilomètres yi nga xam ne yi goudron ñu ngi koy def si biir Rosso oui mais honorable am na ñu nekk Nouadhibou tey waaw gëj nañu côté boobu waaw te yéen démb ngeen taxaw fa boo ñu situé exactement fi pont bi di jaar fan nga koy natt par rapport ak Tungeen ak bërëb yooyu la bërëb yooyu moom si diggante si presque si Njurbel la donc diggante Njurbel ak kër gi ñuy wax kër sëñ bu mag boobu ñuy wax Babou Tall donc diggante boobu lay jaar Njurbel génn si kii bi donc muy li nga xam ni day jaar si côté Tungeen ak Rosso continuer noonu dem si Carrefour bi donc si Carrefour bi projet bi am na ñaari Carrefour benn bi si Mauritanie lay doon xam naa benn bi si Sénégal lay doon donc comme ni mu la ko waxee am na aussi ay kilomètres yi nga xam ni dañ ko jëlaale parce que pont soo ko defee da ngay su pont bi jeexee da ngay yokk goudron bi day continuer donc am na 8 kilomètres yi nga xam ni day accompagner goudron bi yi nga xam ni day accompagner pont bi pour kii def nañu ay yeneen yu mel ne encore ay gare routière parce que soo defee pont aussi am na oto yi ñëw fanaan ba suba donc am na fu ñu war a garer en sécurité pour gars yi mën noppalu ñu bëgg nelaw parce que transport comme ni mu la ko waxee pont bi day relier l'Afrique du Nord ak l'Afrique subsaharienne donc mu li nga xam ne day am solo donc nit gi ëllëg si biir da ngay jóge Europe ba
ba Dakar sans problème mu di lu am solo donc oto yi lu nga mënti toll daa mën a ñëw jàll ci pont bi si jàmm ak salaam dem donc lii dafa nekk vraiment lu am solo projet bu nga xam ne am solo te dana am ay retombées yu économiques yu bare place boobu fu muy nekk si zone boobu aussi dana nekk zone bu nga xam ne des pôles économiques yi nga xam ne ay activités yu bare dañ fa développé échange entre les deux pays xam nga Mauritanie pays bu nga xam ne éleveur lañu donc lu mel ne bàyyima yi lu mel ay fêtes yeeg yooyu donc éleveurs yi dañuy bëgg a écouler rapidement seen marchandise parce que day am ay fêtes yu am yi nga xam ne dañuy kii seen lu mel ne ay tabaski ak yooyu donc côté Sénégal bi dañuy soxla bàyyima yi mais côté aussi Mauritanien bi aussi du fekkee production agricole bi ñëpp xam nañu Sénégal aussi c'est un pays aussi de kii li nga wax d'agriculture donc dañuy produire ay marchandises yu bare yi nga xam ni donc aussi dañuy bëgg a écouler aussi seen marchandise si côté Mauritanie donc tout le monde est gagnant dans le pont macha allah l'essentiel mooy lan moo di ni impact bu muy am environnemental bi am na solo te gars yi daañu jéem wàññi ko si lu mu si vraiment le maximum parce que projet boo gis day am lu ñuy wax des bienfaits et des méfaits mais soo xoolee méfaits yi mooy kii tolof yi liggéey bi dafay jaar ci ñoom waaw seen terrain wala seen dëkkuwaay waaw ku nga xam amul nga terrain par exemple duñu lay indemniser nga dem déplacé wu dem feneen fu nga xam ni parce que yoon lay doon yoon bu nga xam ni day am bruit donc yoon bu nga xam ne encore sécurité bi dañu koy kii donc nit yi duñu dëkk à côté te loolu yëpp jël nañu ay métuwaay yu wër bu nga xam ne daañu leen déloger leen déplacer leen indemniser leen place bu nga xam ne xam naa ne mooy gën sax place bu ñu nekkoon parce que zone boobu dafa nekkoon zone inondable bu nga xam ne tey si tey dañ koy renforcer yëkkati ko ba si kaw bu nga xam ni aussi inondation bi ak accessibilité bi vraiment dana kii dana ko améliorer bu baax macha allah dana yemb fa tabarakallahu mbokk yi am di jàmm yi ngi dalal Seydi Ndaw di cadre vraiment bu nekk ci ministère de l'équipement et du transport noonu la ñu nuyoo ñaari maire yi aussi maire commune yi parce que ci kàllaamay son excellence le président Macky Sall mi ngi tooñ sax maire Ross Sénégal naan ko il aura de quoi magnifier son bilan ak ngëneel yi mooy impact yooyu nga xam ni yaa ngi koy jukki mais may ci sama yaakaar dama yaakaar ñun gis nga suñu réewu Afrique yi ak yenn yi bu ñuy wax ci cadre dédommagement ñu fekk la nga dafa gën sax est-ce que du loo xam ni sax moo gënal mbindeef yi nga xam ni tey ji affaire bi dal na seen kaw loolu bokk na ci lenn luñ tàmm mais dañuy wax ci fànnu mobilisation am na ay information yu am solo yi nga xam ne dinañ ci ñëw projet bi ñaata coût yi ñaata la ak ñan ñoo ci jàpp ba tey mu egsi fii dinañ ci dugg bala ñuy ñëw ci yeneen mbir wante damay wax ci cadre mobilisation buñ ne mbir dafa am ay citoyens yoo xam ni dañu war a taxaw daal ma jàpp ni ñaari doomaanu Rosso yi la Rosso Sénégal ak Rosso Mauritanie ñu di leen féliciter parce que boo xoolee le maire Bombol Dramane buñ ko jëlee ba ci Deyna le professeur Fassa ñëw ba ci Sidi Diarra ñëw bi ci tay jii ci Bombol Dramane dañu gis lëkkaloo bu am solo diggante ñaari mairie yooyu la de telle sorte que seen population wuyu am na solo la boo ñuy wax ci fànnu mobilisation suñu dëkkaanu waalo yi ak loolu démb dañu taxaw ban modu taxawaay seen gis-gis taxawaay bu rafet man mi kii la politique damay def politique foofu au niveau de Waalo je suis dans la mouvance de la jeunesse hyper du Waalo donc jeunesse hyper du Waalo donc dem nañu foofu d'abord avant pour préparer le terrain def nañu ñaari mission première mission bi pour ñëw pour xool population bi pour sensibiliser leen si pont bi si les opportunités yi nga xam ni pont bi dañ ko joxe parce que xëy na xamuñu pont bi am na ñi nga xam ne dañuy gis pont bi day jaar fii rek pont bi dañu yàqal pont bi day def nii pont bi donc ngeen wax leen intérêt pont bi parce que am na ñi nga xam ne duñu ko comprendre donc sensibilisation boobu nañu def au niveau local et puis déplacer leen aussi donc jox leen ñi nga xam ne amuñu moyen ñu jox leen ay moyens de soo xoolee kii ñii kii bi image yaa ngi nii donc ñi nga xam ne amuñu moyen nga jox leen ay moyens de transport ñu ñëw luye ay oto dem luye ay oto def si ay message aussi si yónnee village yi nekk foofu yëgal leen ni ñaari présidents yi daañu ñëw pour événement bi bu rëy bi te événement bi pour ñoom ñoo tax soo xoolee mobilisation bi macha allah waaw ñëpp moom Rosso vraiment ñëpp génn nañu ku nekk ak sa culture ku fay gan kontaan nga ba ñii soo xoolee ñii indi ñu seen gileem yi décorer leen ñii indi seen fas yi nga xam ne ñoo doon fecc donc gars yi ñëw accueillir ñaari président yi vraiment ñu
kontaan trop remercier nañ leen d'ailleurs si discours yi remercier nañ leen baax donc ñun loolu mooy suñu war en tant que acteur local politique mooy lan du fekkee ni opportunité am na ñu déplacé wu sur le terrain informer suñuy population yi suñuy sympathisants yi expliquer leen opportunité yooyu mais aussi du fekkee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox may opportunité yooyu aussi ñu ngi fay ñëw ñu mobiliser leen pour ñu ñëw nuyu leen sargal leen vraiment wax leen ni vraiment ils sont reconnaissants si actes yi ñuy def parce que projet Rosso rek nekku fi mënoon nañu yóbbu projet bi beneen comme indi nañ ko waa Rosso tey si tey doomaani Rosso yi ñoo si liggéey donc ñoo si gis seen bopp donc facilitation yi yooyu yëpp ñoom ñoo si appelé xëy na ñi nga xam ni daañu déplacé wu ku jógee par exemple Tanger ba Lagos xëy na du sénégalais wala du mauritanien mais quand même dañ si bénéficier wu mais les premiers bénéficiaires c'est les deux Rosso et les villages environnants donc ñu xam ni projet bi seen projet la vraiment ñu adhéré aussi quoi def ko nga xam ni mooy seen kii daal seen bien waaw seen bien donc loolu ñu leen di junj quoi di leen sargal bu baax di leen remercier si sortie bi ñu sorti parce que am na ñu nga xam ni depuis 6 heures du matin ñu génn taxaw xaar président yi vers 10 heures 11 heures ñu egsi donc loolu mu doon lu am solo ñi xam nga ndekk wu ñu jóge seen kër yi déplacement massif xam nga ñëpp ñëw macha allah donc mu doon lu nga xam ni rafet na vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax ci déplacement boobu kon nag le maire de Rosso Sénégal ak monsieur Bombol Dramane félicitations à vous vraiment parce que dañ koy wax njaago ba gaani mbokki Kër Mour Garak Tungeen gi Dakar mbokk yëpp Cambeen on a vu vraiment jëkk Brën et on a vu vraiment fas bi ak yooyu ñuy indi cosaan li loolu bokk na ci li nga xam ni ñu ngi koy rafetlu par la voix de Seny Ndaw mu nekk élément boo xam ni ràññee nañ ko parce que aujourd'hui dañ koy faral di wax il nous faut une jeunesse qui comprend et qui accompagne li nga xam ni moom la gouvernement bi di dox te am na solo te mode bi ngeen jël yéen ñu ngi koy rafetlu et di nuyu de passage kilifa yi nga xam ni jaar nga ci léegi ils vous ont permis de faire le déplacement ci waxtaan waaw yéen ngeen utiliser seen moyen bopp pour venir en accompagnement aux populations yi nga xam ni ñoom ngeen fekk foofu moo waral tax li taxawaay bu am solo bi nga xam ni tour de feu yu borom ndax démb bi Oumar Bongo di ñëw di Rosso gis nañu nu mu meloon ñi ngi histoire ñi ngi koy topp muy wax ni accueil bi ko Rosso accueillir gisul woon accueil bu mel noonu donc Rosso vraiment un lieu un fief de culture un fief d'histoire li ñuy jukki yëpp boo ko xoolee ci diggante ñaari réew yi dox na fi balaa tey waaw ci ay année donc li ngay wax mooy bu ko benn doomaanu Rosso yàq ci génération yi nañu comprendre ni valeur culturelle ak la première ville culturelle bi nga xam ni Rosso daf ko taxawee tey ay doomaanam ils sont avertis surtout qu'il y a aujourd'hui des facilités dama seeni ci fenn ñuy publier naan commune de Rosso la mairie dañu ubbi liste boo xam ni ku bëgg a liggéey ci fànn yi yenn opportunités yi nga ñëw bind fa liggéey loolu sa gis-gis tey en tant que un jeune cadre boo ko seetloo lan ngay wax jeune Rosso yi tey ji ñu nekk dans la diaspora ñu nekk dans la diaspora te ñu koy jeune Rosso je pense que du ñu war a participer si seen kii réew parce que yow soo xoolee ak seen dëkkuwaay soo xoolee yow en jeunes yi da nga nit gu nekk da nga dem pour ñafe pour am mais soo amee dellu si investir sa réew te man pour man réew lenn moo ko mën développer mu di l'entrepreneuriat donc maa ngi junj vraiment jeunes yëpp muy Mauritanie muy Rosso ñu entreprendre Rosso ville la wala ak environnement yi donc il y a beaucoup d'opportunités agriculture bi mu ngi dox projet yi am nañu foofu donc jeunes yi ñi nga xam ni vraiment ñu ngi mën nañu commencer inscrire pour wut ay liggéey mais ñi nga xam ni am nañu fonds aussi moo xam ñi nekk à l'étranger nekk en Europe wala nekk fii en Mauritanie man am bay seen loxo jot seen gannaaw bay ñu mën épargner maa ngi leen di suñu ñuy entreprendre mooy créer entreprise yi nga xam ni day suqali réew mënul développer sans entrepreneuriat sans ñu créer ay société parce que société soo ko créer da ngay yow sa bopp da ngay gagner
parce que soo amee bénéfice bénéfice bi si yow la dem mais aussi du fekkee ni par exemple yaa ngi recruter ay nit da ngay recruter ay nit yi nga xam ne ñu ngi nekk si zone bi donc da ngay créer ay emploi di joxe ay salaire kooku mooy deuxième chose société soo ko amee entreprise soo ko amee aussi yow sa bopp da ngay fay banques yi donc institution financière yi nga xam ne ñoo lay lebal xaalis da nga leen di fay troisième chose état dañ si jël wàllam parce que daa am ay impôt wala taxe yi nga xam ne collectivité locale bi lay delluwaat pour suqaliwaat sa gox pour suqaliwaat sa réew donc pour man entrepreneuriat moo di li nga xam ni moo gën a important si réew donc daa joxe salaire daa joxe ay taxes daa am sa bénéfice daa créer emploi donc yeneen famille suqali gox bi suqali gox bi donc te sa marchandise daa ko jaay te soo demee ba jaay ko à l'étranger si beneen dëkk ak yooyu daa dugalal sa dëkk ay devises lu mel ne euro wala dollar yi nga xam ne day renforcer li ñuy wax ci économie sa balance commerciale donc maa ngi ñaax jeunesse bi moo xam muy jeunesse Rosso wala jeunesse su Mauritanie yëpp ñu entreprendre ñu profiter entreprendre ñi nga xam ne aussi amuñu moyen aussi ñu profiter si état li état bi di def financement boobu certainement financement état la moo comme ay projet Mon Avenir moo employé donc état moom moo ko délocaliser au niveau des structures déconcentrées comme décentralisé pardon donc pour ñu gérer loolu donc maa ngi leen di wax ñu dem inscrire présenter seen projet ndax ñu am ay financement pour soxali seen localité. jërëjëf ñu ngi nuyu di yóbbaale l'historien le doyen Amath Diaw Bakhaw jukki xët yu am solo yi nga xam ni dafa delloo si histoire parce que mbindeef moomu mi ngi jottali ni boo xoolee tey jii pont bi parce que man ku ma mësaan laaj diggante Rosso ak Mauritanie ak Rosso Sénégal distance bi ñaata la damay wax 250 mètres environ man moom laa mos jukki ou bien même au minimum 200 mètres tey ñu am lu mel ni 1,400 et quelques mètres waaw kon nañu jàpp ni dañu xool fu dex gi gën a gàtte waaye fi histoire wuyoo ñu koy lëkkale ak actualité tey mooy fii ñu natt ni ingénieur la ñu indi ñuy liggéey di saytu fii ñu natt ni pont bi war na fa nekk moo doon Diourbel démb moo doon jàllukaay ba démb loolu bokk na ci l'histoire joxe tey muy xët bu jiitu beneen bi mooy lii ñaari président yi def tey ci seen facilité bien sûr vice versa tubaab bi bañoon na ko démb ndax tubaab bi mi ngi bañoon ñaari réew yi lëkkaloo ba ci sëy boobu sax bañ a am ngir parce que bu amee dafay fatt li nga xam ni moom mooy seen système économique par rapport au waalo ak la gomme arabique ak gëneel yi nga xam ni moo fi nekkoon tey jii boo toogee di histoire delloo si la loolu tey ban mbégte ngay am en tant que doomaanu waalo pour man de waalo moo gagné pourquoi parce que lii comme li nga ko waxee donc suñu kii bëggoon nañu ko bu yàgg tubaab bi xeex ko tey mais tey l'histoire a donné raison à nos ancêtres suñu maam yi nga xam ni démb ñoo bëggoon lii tubaab bi bañ ko tey comme ni mu la ko waxee man si histoire déggoon naa sax ni par exemple teen bi fi ñu koy def tey fi la barak bi daan defee intronisation barak bi même bain rituel yi waaw bala ñu lay fal fa ngay nuur waaw donc fii vraiment l'histoire moom moo ñëwaat quoi l'histoire moo ñëwaat donc point bi comme ni nga ko waxee 1,5 kilomètre lay doon pourquoi parce que lii di fleuve dex wala kii jukk bi dafa day wàcc à un certain niveau mais daf daan yéeg soo fàttali ko avant les barrages de Diama daf daan mbënd mi donc loolu place boobu yëpp place ndox la donc soo calculer loolu yëpp donc dana nekk 1,5 kilomètre bi nga xam ni pont bi dañ ko jël te bon pont bi day nekk pont bi nga xam ne bu am qualité parce que li ñu koy wax rek béton bi ñu koy defee macha allah béton bi nga xam ne day am ay kii lay doon ay kii li ñu koy wax sax ay câble yi nga xam ne ñoo koy téye vraiment ba nga xam ne camion poids lourd yi daan ci mën jàll et puis dana kawe ba nga xam ne aussi yeneen bateau yi daan jàll di dem waaw navigation fluviale bi day continuer di dem waaw mu doon lu am solo durée de vie am 100 ans la donc c'est prévu que ne minimum war na am 100 ans incha allah donc mu doon li nga xam ne vraiment lu am solo la donc te aussi équipement aussi yi nga xam ne connexe yi nga xam ne aussi ñaari villes yi vraiment daañu ci profito daañu ci bénéfice comme ni nga ko waxee président Abdoulaye Macky Sall tooñ na sax le maire de Rosso Sénégal aussi bien que le maire de Rosso Mauritanie c'est valable aussi parce que moom itam am na complexe aussi omnisport yi nga xam ne sport yi bare
daañu ko fa def. dëgg la. complexe omnisport lu am solo kooku c'est un fànnu jeunes yi la. am na centre social bu nga xam ne aussi fànnu jeunes yi la bu nga xam ne yow si tey soo amoon sa benn projet. wala yooyu bëgg waxtaan ak waa Rosso wala ak yeneen localités yi. da ngay ñëw fekk tout est en place. matériel bi est en place nga ñëw def say présentation communication yi ñuy def yi. ci affaire maladies yi nga xam ni sont maladies yi nga xam ni c'est relative à l'eau wala yu demee noonu wala lépp li nga xam ni coopérative yooyu yëpp daañu am centre social bu nga xam ne vraiment day nekk centre communautaire bi nga xam ni kii jeunes yi ak mag yi ak yooyu yëpp soo leen soxloo daa leen dajale mën leen communiquer ak ñoom am na solo mu doon lu am solo marché aussi municipal donc mu doon lu am solo xam nañu marché lu am solo la si gox donc dana am benn marché bu nga xam ne municipal bu nga xam ne aussi maire bi moo koy gérer donc mu doon ay revenus yi nga xam ne dana permettre aussi maire bi am ay revenus yu am solo effectivement mbokk yi am di jàmm yi dañuy fàttali rek ni boo leen gisee lii tey ñaari njiitu réew mi daje fii ñu ànd ak kàngam yu bare fii boo xoolee même le patronat sénégalais ñi ngi fa ak le patronat mauritanien ci biir pose de la première pierre xeer wu jiitu wi ngir dëkkmal liggéey bi am na patronat yu toog di waxtaan ci yenn protocole yu am solo jëm ci li ñu jëm gaz beeg pétrole bi di ko xaatim fexe ba coopération diggante ñaari réew yi mu yemb non seulement les deux présidents mais kàngam yi nga xam ni ñu ngi ci ànd aussi dem nañu signé ji ay protocole d'accord ci diggante ñaari réew yi muy wane rek mbégte bi nga xam ni moo nekk di ñëw ci diggante ñaari réew yi juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti millions d'euros ay milliards la ci ñun yu dul jeex mais nañu jàpp ni banque africaine de développement def na si ñeent fukk ak benn BEI banque européenne de l'investissement def na si ñaar fukk ak ñaar ce qui fait que suñu ñaari réew yi juróomi millions d'euros la ñuy séddoo te yomb nañu bu ko tubaab yi bañee démb tey ñoo ko nangu te am na lu tax njàmbaarte réewu Afrique bërki démb ñu génn ci indépendance ñuy waxtaan ci lu mel ne résistance génnee njëmbat ak yëpp Mauritanie dafa doog a comprendre wala dafa jot ñu comprendre ci yenn ouverture yi ci yenn coopération étranger yi wala nan nga ko gisee avec son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani macha allah coopération bi dafa gën a dëgër comme ni nga ko waxee si investisseurs yi lu mel ne Union européenne day dimbali Mauritanie si lu bare donc c'est un bailleur bi nga xam ne bien sûr ay la Sénégal am na ay financement yu bare lu demee ni si sécurité routière lu demee ni si développement donc ñoom duñu si participer lu bare lu demee ni si sécurité soo xoolee lu mel ne G5 Sahel duñu fi participer lu am solo macha allah lu banque européenne d'investissement bi nga wax aussi jël na si part si côté Sénégal aussi bien et si côté Mauritanie aussi jël na si part donc moom itam am na lu mu assuré lu mel ne aussi BAD Banque africaine de développement à travers son fonds africain de développement moom def na si participation aussi bu am solo donc aussi ñaari état yi parce que aussi dimbal na si fekk loxol borom comme ni ko olof waxee donc ñooñu itam ñu jël participation aussi certaines parties te soo xoolee société bi nga xam ni moom moo koy def moo gagné marché bi mooy Polychanda bu nga xam ne ay chinois la ñu nga xam ne ñoo defoon Port Ndiago donc mu doon lu ñi nga xam ne déjà confiance la donc quand sooy liggéey ak ay nit mu fiable résultat bi fiable donc yow itam war nga leen jàpp continuer liggéey ñoom parce que gis nga ay kii loolu moo tax ñu am yaakaar ni port bi comme niñ ko kiiyee waxee daañu ko defee noonu même Macky Sall sax le président Macky Sall a demandé même que les délais sax 30 mois yi ñu jéem ko réduire encouragement la waaw encouragé ne même 30 mois yi war ngeen ko mën a réduire donc mu doon lu am solo te soo xoolee fonds yi lu mel ne fonds Union européenne aussi c'est des fonds yi nga xam ne c'est pas remboursable donc doo ko rembourser mu doon lu am solo donc lii yëpp coopération ak confiance bi am bi déjà moo tax ñu continuer du ñu financer yaakaar naa su fekkee coopération bi demul woon noonu kon du ñu egsi fii comme ni ñu ko waxee rek lu mel ne ONVS ak ay sociétés yi nga xam ne ñoo gérer ndox bi courant bi bokk na ci coopération yi nga xam ne ñoo gën a réussir dans le monde fait partie des coopérations yu gën a réussir yi nga xam ne sur le plan communautaire sur le plan de la population sur le plan des donc li nga xam ne vraiment
réew mi def si bénéfice yu population locale yi bénéfice yu donc mu doon nit yi ñëpp retombées yi daal vraiment macha allah donc moo tax ñu am yaakaar bu baax si projet pont bi di ñaan yàlla aussi population yi nga xam ne ñoo nekk foofu aussi ñu bénéficier dana am ay impact nag c'est vrai par exemple ki amoon gaalam doon yóbbu dara ak yooyu su pont bi amee mais day dem def beneen liggéey parce que pont day créer yeneen emploi yi nga xam ne mooy ëpp emploi yu fa nekkoon loolu am solo la donc ni ñu xalaate noonu xam ni adduna day am ay bouleversement mais bouleversement su amee su demee bay pare day am évolution bi nga xam ne mooy gën li amoon changement nag nit daf koy ragal parce que soo gisee baag bi la ñu meen dem buntu baag nangam du gën a fii mais loolu day jeex point bi da ngay ñëw léegi dem soo nga ñëw minuit nga ñëw 1 heure nga ñëw 2 heures soxlootu ngay fanaan di xaar ba suba incha allah am na solo barax bi aussi man vraiment OMVS am na solo lool comme ni nga ko dugalee ci waxtaan wi rôle bu bari bu mu joué mais barax bi dama koy ñaan il faut ñu jóg ci xool naka la ñuy teqalee doomu aadama yi ci littoral yooyu ak barax bi am na solo lool ci beneen xët maa ngi seen famille Émir de Trarza ma kontaan ci lool vraiment la jeunesse de Rosso aussi di leen remercier parce que je pense que aujourd'hui ils ont compris l'impact bi nga xam ni pont bi am na ko ak ëllëgu Rosso fu ñu jëm loolu moom vraiment xaw ma kan laa ci wóoluwul mais la jeunesse vraiment de Rosso man wóolu naa leen ci ak yenn infrastructure yu ci topp mbay mi ak pont bi bu ñu demee ba Rosso tey jii di ubbeeku ci fànn yi nga xam ni bu ñuy wax sur le plan commerce sur le plan économique dañuy wax Tanger ba Lomé mais monsieur l'honorable nit ñi dañ koy dégg rek comment la ñuy tabaxee pont Rosso ñu indi benn influence ba nga xam ni dafay jógee ci Maroc jàpp Lomé kooku jàpp Lagos loolu noo koy expliquer par rapport ak xam nga soo xoolee dafa am lu ñuy wax ay corridor mooy fi nga xam ni ay yoon autoroute yi nga xam ni yoon bi day continuer ba fenn mais dafa am ay place yi nga xam ni ay goulot yi nga xam ni dafay dagg ndax ay ndox moo ko dagg ba nga xam ni da ngay jël lu mel na comment on appelle bac wala leneen mais tey goudron bi day continuer loolu la ñu la bëgg a wax foofu mooy goudron bi day continuer mën nga continuer di dem l'essentiel daa romb ay poste nga kii di dem mais xam nga fu nga xam ne ndox nekk na déjà donc le transport est coupé xëy na da ngay yàpp sa oto wala sa camion si beneen kii li nga wax sax bac wala leneen pour mu mën la jàlle wala nga gaare transporter sa marchandise def ko si ay gaal wala leneen pour jàll pour dem léegi loolu day jeex parce que kii bi autoroute bi day continuer ba Lagos instant bi Dakar mais diggante Lagos ak Dakar c'est peut-être am na ay certains goulots d'étranglement yu ñu war dégager donc day continuer ba Lagos mu nekk li ñuy wax corridor transsaharien wala corridor transatlantique si vous voulez bu fekkee ni yaa ngi ko commencé ba Tanger am corridor bi sax mu ngi commencé Le Caire donc Le Caire lay commencé déjà ba Lagos mu doon la am solo li nga xam ni day relier vraiment des continents des sous-continents donc relier beaucoup de pays beaucoup de régions yi nga xam ni bokkuñu te loolu day indi koom-koom parce que produit boo bëgg a écouler daa ko mën écouler donc mu doon lu am solo te nit yi daañu déplacé wu facilement ñoom aussi junjoon nañ ko nee nañ daañu continuer coopération bi si yeneen lu mel ne yeneen ay autoroute yu mel ne ay chemin de fer ay yooyu yëpp neen daañu continuer pour développer l'Afrique parce que xëy na investissement yu mag la mais c'est nécessaire pour le développement soo xoolee Europe ak ay États-Unis ak yooyu ñoom seen développement dafa saturé am nañu lépp l'avenir c'est en Afrique Afrique moo des ay terres yi nga xam ne exploité wuñ ko vraiment Afrique moo des ay richesses yi nga xam ne exploité wuñ ko donc richesses yooyu pour ñu exploiter il faut que ñu am li ñuy wax ay marché en commun mooy def ay espace yu mag yi nga xam ni marché ku nekk li ngay jaay daa ko mën jaay feneen da ngay gis des fois nga am sa muytani am marchandise lu mel na le cheptel mais du am fu mu ko écoulé parce que am na yeneen pays yi nga xam ne su ko écoulé woon kii bi éleveur bi dañ si gis boppam bu baax nga gis yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi produire yeneen produit mais frontières yi moo tax muy yàqu mooy frontières yi suñu ubbeekoo nga xam ni daa ko écoulé si beneen dëkk donc daa ko mën dañ la tax courage ku nekk spécialiste si benn domaine nga xam ne da nga siy nekk maître maîtriser ko di écouler ses marchandises am si bénéfice am si développement jërëjëf am na solo lool ñi ngi ziara mbokk yi di leen wax ne seeni daw la ñu jàkkaar lool seen télévision Al Mauritania ñuy jukki ci solo si nga xam ni pont Rosso bi dajale
ñaari njiitu réew Sénégal ak Mauritanie son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ak le président Macky Sall du Sénégal mu doon ngëneel am na solo lool seeni dañuy dugg ci xët woo xam ni dafa concerné tey ji wax nga ko léegi bu fekkee ni dañu dem ba yoon yu yomb et je rappelle que ci xayma bi fu ñu egg tey ci fànnu transport camion ak yooyu téeméer ak fukk ak juróom bokkul tey ji li pont bi di indi ci yenn ci capacité yi ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci yenn ci xeetu camion yuy dem ak di ñëw ñu jëm ci 2020 2022 ou bien même 2030 2000 et quelques yoo xam ni vraiment camion yoo xam ni dinañ mën jaar habituellement au niveau de Rosso mais bu ñuy wax ci fànnu mbay ak pont bi ak éventualité yi nga xam ni jeunes yi wala baykat yi war nañ ko séntu tey booy wax ak baykat bi ak nguur gi tey ji sur le plan agricole lan ngay wax man pour man ñun dañu soo xoolee Covid la fois dernière Covid bu mu ñëwee marchandise yi dematuñu woon benn maladie bu ndaw benn virus bu ndaw moo paralysé toute l'économie mondiale marchandise yi dematuñu woon donc lii day firndeel ni ñun suñu bopp war nañu am suñu autosuffisance alimentaire autosuffisance alimentaire mooy lan moo di ni lépp li nga xam ni ñu ngi koy soxla si réew mi si mbir lekk ak naan réew mi ñu ngi koy produire si réew mi bay dunde waaw mën nañu ko produire si réew mi suñu demee bay am un surplus lu ëpp ñu jaay ko à l'étranger maanaam si lan laa koy firndeel mooy si légume muy te ni war na produire tey si àll bu mu am macha allah du fekkee suuf moo fi manqué du ndox moo fi manqué lan moo fi manqué volonté d'entreprendre comme ni mu la ko waxee te moyen am na seulement que un peu de courage et un peu de risque daañu si génn incha allah donc produire li nga xam ni daañu am suffisance alimentaire si mbiru produit yëpp fekkee si mbiru bàyyi ma ñu am ko si mbiru légume ñu am ko si mbiru céréales mooy ceeb bi yeeg ak yeneen produit waaw transformation ñu am ko du amee su demee ba am surplus nag ñu jaay ko à l'étranger parce que soo xoolee Covid bi frontières yi tëjee commencé nañu amoon ay pénurie de kii donc il y a des flambées de prix augmentés rapidement donc loolu junj la dans que ni ëllëg si biir mën na am leneen lu mel ni Covid que ñaan ñu ko yàlla mais loolu su fekkee ni mën na am tey si tey ni ñu préparer jeunes yi préparer la jeunesse mauritanienne ñu entreprendre assurer une autosuffisance alimentaire pour ëllëg su problème amee fekk nous on est oui ñu doyloo suñu bopp waaw doyloo suñu bopp jeex na donc am na solo lool te loolu agriculture élevage pêche moo ko mën transformation jërëjëf am na démb lu indi woon fraternité mag ñoo xam ni dañ doon liggéey ngir rataxal diggante ñaari réew yi am na lu ñuy laam-laame ci tur bu ñuy jox pont ndax dafa am solo tur day wuyu borom ak li nga xam ni mu tombe ak ñi nga xam ni vraiment ils ont servi le pays surtout dans le cadre fraternel ak yu demee noonu mais ñu ngi ñaan le maire de Rosso aussi infrastructure yooyu nga xam ni ñu ngi koy def ci biir Rosso ci commune bi ak yooyu nañu fexe ba mandargaal ay mag ñu baax tamit yoo xam ni ci rue yi ak ci avenue yi bu ñu demee ba tudde kenn pont ci biir maintenant la commune war na fexe ba taxaw ñu jëmmal ñenn ñi nga xam ni vraiment ils ont servi cette commune là et que xam nañ leen bu baax a baax loolu bokk na ci gis-gis di leen ziara di nuyu mbokki Rosso bu baax a baax kilifa gi tey ji dafa mel na ci lii ngeen def démb mu am solo ngeen nekk ay ndaw waalo am ay responsabilité ci plan ñu seetlu ñu à chaque fois da ngeen ko fi bàyyi dem ci fànnu mobilisation ak ci imprégnation seen diggante ak population bi ci li réew mi di def lu mel ni jéewu nga wax ko fi léegi man dama nekkul nit boo xam ni à ma personne si li ma yaakaar damay gis jëf wala ma gis nena ngi mais am na loo xam ni dañ ko manqué woon ci suñu ndaw yi démb ngeen mobiliser wu en tant que des jeunes responsables du parti au pouvoir lan ngay wax ci xët yooyu ak vision yooyu ak fan ngeen jëm waaw jiw comme ni mu la ko waxee rek ay jeunes yi nga xam ne ñu ngi lënku si parti IPR ñu def benn coordination de passage maa ngi saluer l'ensemble des membres du jiw vraiment comme bind naa ko mais dinaa ko wax fii ñëpp di ko dégg à travers son coordinateur muy Mamadou Babacar Diagne vraiment qui est un jeune dynamique ba nga xam ni macha allah mi ngi di def lu mu man yal na ko yàlla lafal cat
yàlla musal ko ba mu egg fu mu bëgg a egg ak l'ensemble des autres jeunes yi nga xam ne ñu ngi foofu xëy na duma mën lim ñëpp mais macha allah équipe bi macha allah te ñii bàyyi nañu ñii ñu ngi nekk si privé bàyyi seen liggéey dem ñi nga xam ne ñu ngi nekk si banque yi ñii ñu ngi nekk si seen njaboot bàyyi dem pour mobiliser leur la population mu doon lu am solo te loolu soo ko xoolee nit gi soo demee bay en certain niveau da nga war gestu sa gannaaw nga loo mën def pour xëcc leen pour ñu développer daf la waat soo ko defee daf la waat soo ko deful daf la waat mais benn nit mënul benn loxo mënul tàcc collectif man mën naa dem def mais lu may def du génn réew mën naa def dara si Garak wala Tungeen wala lycée mais foofu lay yam mais pour def lu nga xam ne c'est communautaire ñëpp si gis seen bopp lu nga xam ne day nekk en projet fédérateur kooku benn nit mënu ko état rek moo koy man wala mu dimbali si wala collectivité locale moo koy man loolu moo tax mbooloo nekk benn say moo tax mu am solo soo xoolee activités yi bari dañ koy def activité li nga xam ni sociale yu bari dañ koy def parce que localité yooyu la mooy seen problème ñii souvent du ñu am ay goudron yu egg ba si kii bi donc soo bayee si sa localité comme dafa nekk Waalo dafa xaw suufee dafa xaw non ça vraiment on interpelle son excellence dafa xaw surtout le cas de Kër Mour vraiment bërën jëkk vraiment bi kii ñëwee foofu amoon na benn le président macha allah le parti macha allah dañu nekk aussi des kii li nga wax dañu nekk des sages defoon nañu ay mission dem ay missions yi nga xam ne dem si la localité yooyu visiter la vallée xool saytu problème yi si am yi ñun bu ñuy yëgee loolu en tant que jeune xam nga lu ñu def nañu déjà benn rapport bu nga xam ni chaque localité dañ lay am fiche technique localité le bii mi ngi telle place lan moo ko manqué de fekkee am na goudron ñun woy am na goudron lan moo am na ndox amul école donc ñu soxla nañu ndox bu nga xam ni c'est potable l'eau potable pourquoi parce que ñu ngi naan si dex gi par exemple di am ay villages ay yeneen feebar du fekkee am na poste de santé ñu am na poste de santé du fekkee am na centre am na centre kii commercial marché kii ñu am na marché communautaire su ko amulee ñu ne amul marché donc ñu laaj leen saytu seen problème ni lii ak lii la donc chaque village am fiche am ñu jël document boobu jébbal ko ñi nga xam ni ñoo yore ñoo kii parlementaires yi nga xam ni commission ba nga xam ni moo yoroon ko ñu jébbal leen ko ba nga xam ni moom nu ñu amee moom tey mooy seen kii de base ba nga xam ni moom nu ñuy référé wu pour lijjanti donc tey xam nañu problème chaque localité loolu du seen problème léegi kay projet bu am si mbiru goudron ñu fem jëm taxaw ñu relier seen localité yi parce que comme ni mu la ko waxee rek nit yi nañu produire mais suñu produire war nañu am yoon yu ñu dem jaay seen marchandise vraiment aywa ku feebar ñu am yoon pour évacuer ko donc yu demee noonu donc problème yooyu nañu am problème yu simple yi nga xam ni suñu leen ci jàppalee rek daañu incha allahu rabbi changer xar kanam ci biir loolu mooy nuyu l'honorable député Bamadine di ko ziara le secrétaire général Giseli Fall jox la cër par ailleurs démb ñu ngi rafetlu mbir ci télévision Al Mauritania suñu doyen du un cadre ñu koy wax Oumar Gueye nekk directeur du chantier naval bu Nouadhibou gis nañu reportage bu am solo bi nga xam ne ci service am muy wane ne rek taxawaay ak njàmbaarte ñi nga xam ni ñooy góoru yàlla yi taxaw ànd ak nguur gi di liggéey waaw loolu nag ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax ndax tey ji soxla nañ ko trop mu nekk mbir yoo xam ni mbir yu am solo la maa ngi nuyu le doyen à chaque fois sama xel day dem ci moom ci su Rosso nekkee ci mbir yi muy le doyen Mouhamed Fall Tayfour mu àndoon ak ay mag yu am solo ci biir Rosso man damay wax ni Bombul Dramane a un grand travail parce que aujourd'hui bu Rosso ubbeekoo ci fànnu pont infrastructure yu am solo mu am ngëneel yi fa egsi war nañu delloo njukkal magu démb yi Rosso parce que Rosso bu kenn jàpp ni Rosso tey rek démb rek la juddu tey doog a dikk am na mag ñu baax Garak Tungeen jàpp Bërën jàpp Njaago ba gaani nañu dolli taxawal mbindeef yi nga xam ni di ay kàngaam yi nga xam ni vraiment ils ont rendu service à cette commune ou le département de Rosso di leen ziara Cheikhul Mawlud Hadoua maa ngi lay jaal suñu soxna fa tabarakallahu Aïda yàlla na ko buur bi yàlla xaare aljana firdawsi bu jaayal Mustafa al Karim Seydina Mohamed le doyen Mokhtar Ahmed Salem Val de la télévision de Mauritanie également ñu ziar ko
parce que daf ñuy faral di topp di rafetlu mbir yi nga xam ni ñu ngi koy jukki ci fànnu orientation ak communication Seyni ñu ngi ñuy dégtal ni waxtu waa ñuy tënk yow doo fi gan vraiment tu as été toujours au service de la communication fu ñu la woowee ci télévision Al Mauritania nga ñëw wuy si am na loo xam ni bëgg nga ko sànni askan wi moom nga yëg laajuma la ko booy wax sa kaddu mujj ci fànn boobu lan nga may jukki ñun de ñoo ngi remercier d'abord suñu population yi nga xam ni déplacé woon nañu démb pour fekk si suñu gan yi tertu leen sargal leen mais aussi comme ni nga ko waxee noo ngi nuyu aussi suñu kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo tracé yoon bi wax nga si lu mel ne honorable député Bamadine ki nga xam ni c'est un sage wax nga fii ku mel ne Ngisali Fall aussi ki nga xam ni moom aussi vraiment c'est un modèle en tant qu'administrateur en tant que cadre dans ce pays donc ñi nga xam ne ñun manqué wuñu ay références dëgg la walaay waaw manqué wuñu il faut les mettre en valeur mel na Fall Taïfo bi nga xam ni il est c'est un monument à Rosso ak ñeneen ñi nga xam ni ku lim jum rek macha allah mais aussi ñu ngi remercier aussi le chef de l'État parce que moom lépp moom la donc facilitation yi yëpp moom la te il est vraiment comme ni ko président Macky Sall waxee vraiment leadership am moo tax ñaari réew yi neexoo ñaari population yi neexoo facilité yi am bay projet yi am donc ñoo ngi remercier monsieur le chef de l'État Mohamed Ould Cheikh Ghazouani di féliciter aussi le ministère de l'équipement et transport et l'ensemble des personnels ñi nga xam ne samay collègues ñoo fa nekk di liggéey bu am solo bi donc ñoo ngi leen di ñaanal ñu réussir seen projet bi di remercier tout le gouvernement mauritanien di remercier aussi la télévision mauritanienne aussi bu nga xam ni parce que ñoom ñoo ñu jox kàddu ñu wax ñu askan bi dégg ñu ñoom itam ñu ngi bay seen waar di la remercier yow mi nga xam ni vraiment yow sa liggéey rafet na ci communauté bi vraiment chaque fois maa ngi lay seetaan vraiment yow yaa ngi bay sa waar su ñëpp mel ni yow vraiment daañu avancer bu baax di remercier aussi comme ni mu la ko waxee rek suñu coordination bi nga xam ni taxaw nañu def seen moyen ñii chômeur lañu liggéey ñu amuñu liggéey ñii ñu ngi liggéey jàpp si dara waaye liggéeyuñu li nga xam ni mu ngi dëppoog seen compétence vraiment donc ñooñu ñëpp aussi ñu ngi leen di remercier ñu jël xaalis jël seen poche def pour déplacer population yi mu doon la am solo di remercier Mauritanie yëpp di remercier aussi téléspectateurs yi maa ngi ñaan yàlla aussi jàmm wa salaam ak réussite macha allah pour réew mi pour projet yi macha allah pour barakallahu fiik incha allah ku baax nga suñu liggéey waalo yi tamit ñu ngi leen di jaajëfal doyen Maodo fa tabarakallahu mbokk yi am di jàmm yi Seyni Ndaw la ñu toogaloon seen télévision Al Mauritania ginnaaw ñaari njiitu réew yi la ñu def ca Rosso nekk la capitale économique vraiment du monde si je peux le dire ainsi di rafetlu mbokk yi fa teew njaago ba gaani waaye di rafetlu yeneen cadre yi aussi taxaw jonn di nuyu le président Mohsen ak ñi mu àndal bàyyiwuñu kenn di góor di jigéen Cheikh Abdelaziz di la ziara mbokki mbagam nga xam ni pont baa nga fa tabarakallahu jox leen cër Mama Fanta ca Risal Tool Diagne naar di la béggee bu baax a baax di jóge aji soxna yëpp di leen ziara di leen jaajëfal vive la société civile également mbokki Rosso jaraw lakk yéen di leen ziara di leen ñaanal jàmm Ibrahima Idriss seen télévision Al Mauritania ñu ñaanal leen jàmm ci réew mi alhamdulillahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu